téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi naka noonu te ji ñu am mbégte dalal Aliou Ba jiite association des boutiquiers détaillants du Sénégal ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum tolluwaayu marché bi ak tamit lépp lu jëm ci wàllum augmentation prix yi ñoom tamit ban gis-gis nañ si am loolu yëpp lañ si ànd ak Aliou Ba mi jiite association des boutiquiers détaillants du Sénégal Aliou maa la dalal jàmm ci plateau Kenu Askan Wi fii si ITV. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Laj Malick maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu sa téléspectateur yëpp. alors Aliou gis nañ situation bi nga xamante ni moo am si marché bi laataa sax ñuy xuus bu baax si waxtaan bi dañuy dem régie teewlu Abdourahmane Ly bi nga xamante ni moom moo ñu defal synthèse bu ministre du commerce Aminata Assome Diatta ginnaaw ba mu fi ñëwee dimanche si jury di dimanche ñu ñëw teewlu lu ni mel dellusiwaat si plateau bi. Conseil national de la consommation amul fenn fu ñu bindee ni daa war a amal ab ndaje ñetti weer wu jot muy eleeru jëwriñ wu ñu dénk wàllum jënd ak njaay mi si jamono ji nga xamante ne njëgu dund gi daa yokk ba sax Conseil national de la consommation daje ngir wut si ay pexe Aminata Assome Diatta ngi xamle ni du si coobari nguur gi lépp ngi tukkee ca tugal wante ak lu mu mënti doon département bu ñu ko dénk fas na yéene dox ay jéego ngir jàppale askan wi si mbir moomu si fixé njëgu produit yooyu yokku. Concernant les prix, nous avons travaillé avec. jëm si njëg yi nga xamante ne daa yokk dañu liggéey ak ñu yëngu ci wàllu woowu mu nekk woy jëfandikoo yi wala sax ñi nga xamante ne ñooy jëli ji mbir yooyu ñu soxla ngir indi ko ci biir réew mi ci la ñu yegg tey si njëgu produit yooyu nga xamante ne nguur gi moo fixé prix léegi contrôle gi nag ñeenti produit dong la soxal muy diw bi suukar si ak ceeb ordinaire bi. ceebu ordinaire bi dong la ñu fixé njëg bi mais pas yeneen ceeb yi léegi nag makkaanu jëwriñ gu ñu dénk wàllum jënd ak njaay mi dina fexe ba arrêté bi ñëpp daal di ko respecté. Le ministère du commerce de veiller à l'application de cet arrêté. produit yi nga xamante ne mënul ñàkk rek la ñu fixé prix yi di ay leeralub Aminata Assome Diatta jëm si produit yi nga xamante ne kenn jéegaanewu ko ba noppi cher ba jéggi dayoo Aminata Assome Diatta lu si gis mooy ñoom mënuñu réguler lépp. mais le reste vraiment. jëm si yeneen produit yi nañu bàyyi ku si nekk jaayee ko nu mu ko gisee ngir ñu mën a jox fit ñeneen ñi sax nga xamante ne bëgg nañu investir si wàllum jënd ak njaay même bu dee dëgg la ni liberté dañ ko war a ñoŋal ba kenn bañ a def lu waroo tax sax gouvernement bi jël ay matukaay ngir fixé yenn njëgu produit yi nañu bàyyi nit yi ñuy investir si mbir mi te sax nag mënuñu réguler lépp. bu ñu ko defoon dinañu dellu ginnaaw bu baax a baax. regresser encore. mbir yi nga xamante ne jógewul fenn fii la ñu ko defaree te war a farataal jëriñoo bi fii ñu koy waxit consommer local doon na itam li nga xamante ne waxtaanee nañu ko ci JDD bi li ko gën a waral di soble su am solo wi nga xamante ne daa nëpp indi njaxare ci bopp jaaykat yeek baykat yi muy mbir wu jëwriñ wi di naxarlu tax mu xamle ni. moom ak ñu mu lëkkaloo am nañu taxawal ay unité de stockage ci at yi ñu jëm ngir moytu mbir wu mel amaat fii. di ko jaajëfal baax a baax mu nekkoon Abdourahmane Ly doon defal synthèse compte rendu bu JDD di jury du dimanche. alors Aliou Ba yow yaa jiite association des boutiquiers détaillants du Sénégal fan yëpp lu jëm ci wàllum njëg yeeg coow li bëri na ci trop. moo tax tey yéen doon yëngu di naqar lu baax li nga xamante ni situation bi am na ko alors laataa sax ñuy ñëw si arrêté bi nga xamante ni ministre du commerce et des PME des petites et moyennes entreprises amal génne woon na ko samedi bi ñu génn wala sax vendredi mais mi samedi la tamit nañ ko tasaare alors nañ nga gisee kàddu yi nga xamante ni ministre du commerce Aminata Assome Diatta yëkkati na ko. waaw salaamaaleykum Laj Malick waaw di rafetlu kàddu yi bu baax a baax parce que xam nga ñun moom avant tout d'abord il faut ñu xam ne boutiquier détaillant consommateur ba pare parce que boutiquier boo gis rek am na këram goo xam ne mu ngi ko bàyyi ca beneen diwaan bu nekkul donc njëg li moom nu mu gën a yombee rek gën a baax ci ñun parce que en tant que boutiquier détaillant su njëg gi chéré ñun askan bi du mën a ñëw pour mën koo jënd ba mu gaaw parce que xam nga boutiquier détaillant boo gisee stockage bi def bu yàggee ci moom rek du ko arrangé te pour stockage yi bañ a yàgg foog clients yi di ñëw
te bu chéré clients yi duñu mën a ñëw. donc lépp lu ñu mën a def rek ba njëg yi gën a wàññi rek ñëpp gis seen bopp rek ñun loolu moo ñu gënal. alors gis nañ situation bi ginnaaw bi nga xamante ni arrêté bi génn Aliou Ba mooy lu ñu nemmeeku ko aussi fan yu bëri di jéglu baax a baax suñu mbokk téléspectateurs yi alors moom mooy yéen Aliou Ba lu ñu nemmeeku mooy dafa am ay commerçant yi nga xamante ni ñoom respecté wu dogal yi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko lu tax. waaw El Hadj Malick xam nga commerçant dafa ne di wax ni yéen da ngeen di xaar seen stock jeex ngir ngeen mën a respecter prix yi. waaw xam nga commerçant dafa yaatu parce que boo xoolee gars yi bu ñu ne commerçant rek boutique détaillant bi nañuy yaakaar. mais du loolu rek commerçant. oui importateur bi commerçant la. oui industriel bi ak grossiste yëpp ay commerçant lañ. donc bu fekkee ñoom xooluñu foofu ni depuis foofu la yokkoo ñëw directement ci boutique détaillant bi yaakaar ne moom moo ko yokku il faut ñu xool ne xam ne chaîne de transmission la dafa am fu muy yokk. su fekkee dafa yokk foofu bu egsee ci boutique détaillant bi pour mu jaay te loi bi dafa ne bu kenn jaay perte donc kon yokk bi du ci ñun buñ sañoon du yokk comme ni ma ko waxee sànq ñun buñ sañoon prix est stable day yomb ci askan bi. parce que boutique bi moo gën a jege askan bi moom contact direct la am ak population bi. mais bu fekkee dañ lay jaay produit boo xamante ne dafa cher. ba nga xamante ne bu egsee ci yow déjà bi mu ñëw dafa cher sax pour nga am ko sax wala pour nga gis ko sax problème donc bu egsee ba ci yow il faut nga jaay ko lu cher. kon donc ñoom xam nañ fi affaire bi jógee commerçant boobu ñu naan dañuy yokk prix yi loolu tàmbale bu ñu ko yaakaar ci boutique détaillant bi yokkul dara. boutique détaillant yi ñoom yokku. ñoom non mënuñu yokk. xam nga des fois dañ nga dem si benn boutique bi nga xamante ni moom lu muy jaay dafay wuuteeg loolu moroomam lu muy jaay seen prix yi du yem. waaw xam nga loolu tamit ça dépend comme commerce bi pëccëxoo na jaxasoo boo xamante ne kenn mënut a comprendre depuis bi loi 94 bi ñëwee ba léegi fii ci Sénégal commerce bi normalatul lu tax ma ne Sénégal commerce bi normalatul mooy que importateur bi ak grossiste bi ak industrie bi yëpp ay détaillants lañ. par exemple su fekkee da ngaa ñëw ci boutique bi nekk ci nga bëgg jënd suukar ma jox la exemple. mu ne la 600 ñu ne ko na jaayee 600 d'accord dina jaay 600 mais moom boo ko fa bàyyee dem ca grossiste bi nga xam ne moo ko jaayoon suukar bi da koy jaay moins cher. léegi nag yow da koy jaay moins cher parce que ni mu ko amee. léegi gis nga bu fekkoon delloowaat ne ci grossiste bi na nekk grossiste rek xam nga kon client bi du jógee ci koñ bi dem ci grossiste bi di ko jaay. léegi nag yow boo demee ci grossiste mu jaay ko prix bi nga xamante ne moom la jaayee boutique détaillant bi ne ci koñ bi mais di nga ne kon prix yi dafa différé wu alors que prix yi différé wu li ñu sédd borom boutique bi moom loolu la jaay prix yi fi mu différé wu mooy fi nga dem yow. donc loolu moo tax à chaque fois dañ naan boutique détaillant bi moo yokk alors que déedéet ni mu ko amee noonu rek la ko mën a jaayee. alors lu ñu nemmee ko ginnaaw ba arrêté bi nga xamante ni ministère du commerce et des PME petites et moyennes entreprises génne na ko Aliou Ba jëm ci wàllum njëg yeeg ñoom seen mooy dafa am ay commerçants yoo xamante ni respecté wuñ ko moo tax contrôle yi nekk seen tànk am na sax ñun si teg loxo suñu sukkandikuwee si yéenekaay bii di Le Soleil bu tey lu mat fanweeri commerçant ak lu teg nañ leen loxo ndax dañu ñàkk sàmmonteeg ak digle kilifa yi. waaw ñoo ngi mosawu coono commerçant détaillant yooyu ñu jàpp di ko naqarlu aussi parce que lu tax mooy arrêté ci jëm boppam ñun ci boobu boppam ñun dañ koo dingat. tax ñu dingat ko mooy su fekkee da ngaa génnee benn arrêté nga wax ne arrêté bi tënk nga boutique détaillant bi li mu war a jaay. d'accord mën nga ko tënk mais est-ce que wax nga ko moom lan la war a jënd ji waxoo ko arrêté bi boo leen xoolee demi grossiste yi li ñu war a jaay ay pointillés nañ ci def maanaam leeraluñ boutique détaillant bi lan la war a jëndee. leeraluñ ko. non amu ci yéen li ngeen war a jëndee li ngeen war a jaayee moo fa ne. moo tax arrêté bi ñun duñ ko mën a comprendre. léegi su fekkee ñun woote nañ léegi lan la ñu grossiste bi war a jaayee nga ne ñu noo dem leen ngeen lijjanti ko te nee naa la sànq dañu am concurrence bi am ci diggante grossiste bi ak détaillant mais sa wujju bu lay sëlam doo set. donc concurrence bu déloyale moo fa nekk. concurrence déloyale. mooy c'est que en fait commerce sax Sénégal boo xoolee jungle nekk la. def naa ko question keroog si Khalifa Diakhaté. commerce bi ku wax ak wookul jungle moo fa nekk la loi du plus fort ku wala mën dala koy won c'est que te ñun loolu nañuy dund lu bëri. te ñu bëri askan bi du ko xam parce que peut-être yëgaluñ ko askan bi waxuñu ko su fekkee dama bëgg delluwaat ci li nga wax ne ñi nga xam ñoo ngi jaay prix yu cher te ñu jàpp leen ñooñu bu ñu la wanoon seen facture di ngeen xam ne gars yi war ñu leen woon jàpp parce que bu fekkee ñoom dañoo jaay par exemple suukar ñu koy jaayee 700 wala 650. ñu ne 600 nga ko war a jaayee. te yaa ngi jëndee saaku suukar bi 30 000.
donc ça veut dire que nañu jaay sans am. parce que kon maanaam doo leen si génn. da ngay doo ci génn léegi ma jox la ci diwlin bi. ñoo ngi tënk diwlin bi ne nañ jaay 1200. mu ngi génnee 1200. grossiste yi ñoo ngi koy jaay boutique yi 24000. 24000. 24000 su fekkee da ngaa ñëw ne da ngay jaay 1200 24000 nga yor. donc ana sa transport ana sa mbuus yi nga doon def. c'est que vraiment parfois kenn xamul sax lan lay gën a nduru ko. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aliou Ba jiite association des boutiquiers et détaillants du Sénégal mu ngeen participer ci émission bi soo wootee ci 88 628 32 32 88 628 32 32 alors Aliou lan moo tax jamono ji mbir mi jug yéen ngeen jug aussi di yëglu. gis nañ fan yi vraiment gis nañ fan yi waa ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal ñoom yëglu nañ yéen ministre bi ba mu génnee wax yéen tamit ngeen di yëglu nga baal ma am na suñu téléspectateur bu nekk si li bi ndax ñoom si nañ bokk jël ko allo 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 kilifa gi su ma wàññi son wu télé bi allo 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 kilifa gi. waaw. bul déglu télé bi s'il vous plaît bul déglu télé bi. waaw maa ngi lay déglu. waaw soo mënee wax ci kaw s'il vous plaît. waaw Aliou Ba la. waaw soo mënee yëkkati kàddu gi déggul la bu baax de. waaw maa ngi lay dégg. waaw bisimilah. waaw wàññi naa ko. suñ ko mënee dégg bu baax. waaw maa ngi lay dégg. waaw bisimilah ñu lay déglu. waaw déglu mu tamit maa ngi lay dégg waaw. waaw yow rek nañu déglu waxal yow rek nañu déglu. allo. waaw maa ngi lay dégg bu baax waaw. waaw bisimilah ñu lay déglu. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. allo waaw maa ngi lay dégg. kilifa gi. waaw wala maa ñu lay ngi lay nuyu di la ziar bu baax. waaw ñu lay dégg léegi mën nga wax. waaw di nuyu Aliou Ba moomu suñu président. waaw. waaw maa ngi nuyu Aliou Ba boobu baax suñu président. allo ñu ngi jégalu bu baax a baax suñu mbokk téléspectateur boobule encore une fois di ñaan ñi nga xamante ni kooku dégg bi jàppaniwul xam naa ni suñu mënee woote waat di sàkku vraiment si téléspectateurs yi suñu wootee ñu bañ a di déglu téléphone bi nañu wax suñu waxee daan leen dégg mais suñuy bàyyi xel télé bi plutôt duñ leen dégg am na keneen kuy woote waat ñu jël ko allo 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 kooku tamit déggin bi jàppandiwul ñu si jéggalu baax a baax xam naa ni au niveau donc de la régie su lañ mënee jàppale si li ni mel su ko defee ngeen waxal ak ñii di woote ñu bañ a di déglu télé bi ñuy wax directement su ko defee déggin bi gën a mën a jàppandi am na keneen ku nekk si ligne bi allo 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 suñu mënee jël kii woote allo allo am na suñu téléspectateur bu nekk si bi allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Serigne Cheikh suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi ndax déggin bi faible na trop. allo. dafa am écho de Serigne Cheikh allo. man yaa ngi may dégg bu baax. waaw su ma yëkkati kàddu gi. waaw yaa ngi may dégg bu baax. waaw ñu lay dégg Serigne Cheikh. macha allah lim di la ziar. mbaa tey moom da nga xaw a sérieux wala da nga absurde bu añul ba rek. dégguma. ma ne di la nuyu di la ziar j'espère que tout va bien ma ne tey da nga xaw a sérieux ma ne mbaa si bu añul ba. alhamdulilah. alhamdulilah. macha allah jërëjëf Serigne Cheikh jégalu bu baax. allo. allo. ma ne Mali. waaw. àdduna ñaar moo fi nekk. yaa ngi may dégg. ma lay dégg waaw. gis dëgg wax ko wala gis dëgg teg sa tànk. étudiants yi luñ leen wax tooñ leen. xam nga tax. lu tax. man nag aw ma bitik pour muy leer parce que Sénégal dafa naqari wax ak mu ne non boo demee dafa yore ay bitik wala mu yore ay magasin yu ko nii non damay wax dëgg te yàlla tax. gis nga commerçant bi. mënul dem ci commerçant bi nga xam ne foofu lay jëlee affaire yi mooy maanaam promoteur bi wala ki nga xam ne mooy importer affaire bi. suñ ko mënee dégg bu baax. oui. waaw. yaa ngi may dégg bu baax. man lay dégg waaw. dama ne commerçant yi su fekkee dañuy waxante dëgg.
promoteur yi nga xam ne ñoom ñooy importe affaire yi di ko dugal ñooñu lañ war a waxal bala ñoo wax ak bitiguier yi nga xam ne ñoom ñoo yore bitig yi ci ko parce que borom bitig bi moom dafay dem jënd marchandise am ci commerçant bu mag wala ci ki nga xam ne mooy importe affaire bu fekkee dafa cher foofu mais Malick nit ku nekk booy jaay li nga bëgg mooy bénéfice non mais yow mënul ñëw bu ñu la ko tey magasin yi xottu magasin yi wala bitig yi ñu koy ñëw yow doo ko gëm tellement que prix loyer cher na cheraay boo xam ne courant ñëwagul ndox ñëwagul ak yenn yi nga xam ne moom nga digale ak maire bi nga maanaam dëkk bi nga nekk autorité bi maanaam taxi yi ngay dagg jóge yëpp waaw mais loolu bu fekkee dañu bëgg a jël coow bi yëpp nag bitig yi ci kon bi bitig yi ci kon bi loolu man ànduma ci 100% nañu régler affaire bi ci kaw état bi tamit mu xam ne gis nga am réew pour nga amee ko il faut nga jël li nga xam ne mooy priorité def ko priorité man mënuma comprendre dëkk bu mel ni Sénégal nit ñi am problème mu lekk ak naan ak école yi ñu jàngi ak yoon yi ñu jaar ngay jël Idrissa Seck di ko fay salaire 9 millions di ko fay Aminata Mbengue Ndiaye ma 11 ak privilège yi am ak oto yëpp waaw mais ñooñu bañ jël lañu am Sénégal yi yéen ñi kooku Sénégalais yi la quand même bu ñu waxoon ci dëgg nañu jël li nga xam ne amul njëriñ réew mi xaalis boobu dafa dem ñu yooyu annulé la ko jël xaalis bi situation dund bi courant bi ndox mi jàng mi santé bi loolu mooy wax ci Sénégalais yi sonn nañ aussi maa ngi permettre ma lancer benn message 5 secondes pour sama mbokk Sénégalais yi nekk à l'extérieur. yaa ngi dégg. maa lay dégg waaw Cheikh. nañu def très attention entre démb ak bërki jëm ak bakaat démb. yenn activistes yi man nekkut ne nit ku nekk da nga wax ne man maa ngi ci réew moo xam ne maa ngi en sécurité maa ngi lekk maa ngi naan ba matuma aw ma problème bu courant nga toog ci internet bi def ay yenn vidéo yi wala yenn message pour jéem a jaxase réew mi wala di ko jéem a dugal ci benn guuta boo xam ne mais wa taxu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa man mii di wax ak yow man am naa possibilité mën a nekk ci biti wala ma ci def mais am na wax joo xam ne sénégalais waru ko wax nañ oote jàmm ci réew mi ki fi nekk tax moo ko fal ku d'accord ak moom dama lay inscrire ko CAR 2024 bu élection bi tey nga voté pour jël ko fi nañ ñaan jàmm dellu si ci Guinée ak ci réew yi ñu wër ñaanal ko président Macky Sall parce que lu mën a xew mu jiite réew mi ki jiite gaal gi nañ ko ñaanal yàlla gaal gi sàmm ñu mën a nekk ci jàmm te bis ñu pertee jàmm dañ xam ne lu dul jàmm ku ko dox yaa ngi nax sa bopp. jërëjëf di ñaan président tamit mooy def Sénégalais yi respecté parole am asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Cheikh ñu lay jaajëfal bu baax a baax mu nekk fidèle téléspectateur buy woote saa su nekk ca Kaolack alors Aliou gis nga ñoo ko dégloo baal ma am na aussi keneen ku nekk si ligne bi ndax téléspectateur yi aussi si waxtaan bi nañu bokk ñu jël ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors na nga gisee mbokk bi nga xamante ni moom moo doon wootee Kaolack Serigne Cheikh yi nga xamante ni kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko. waaw dese naa leer tuuti waaye tamit wax ju am solo la fa wax. mooy li ñuy wax rek nañ ko teg ci yoon rek ñun daal nañ ko teg ci yoon parce que xam nga on est trop exposé ñun moom boutique détaillant dañoo exposé wu te dañoo weex dunk c'est normal aussi parce que population bi ñun la xam ñun la gën a jege. oui am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo kooku dem na. keneen muy istewaar xam naa ni moom du ñàkk comme ni ñu koy waxee rek sénégalais yi moom sujet bi daf leen soxal bu baax am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo ñu jël ku nekk si serveur bi allo am na ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors ñu wax ñu may xamal ni ba tey am na kuy insister xam naa ni moom dañuy jël quelque rek ñu mën a wéyal waxtaan bi c'est vrai ñoom si nañu bokk allo kooku dem na xam naa ni bàyyil mu dugal benn question rek laataa ñuy jëlaat beneen téléspectateur bi nga xamante ni mu ngi woote si 88 628 32 32 alors Aliou ci seen conférence de presse bi ngeen def tey ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi que ni yow Thiès nga jugee di la gërëm baax la sant si sa déplacement Thiès nga jugee ndax tey suba yeneen doon amal conférence de presse loolu yëpp ngir ñëw teewee bile émission alors si seen conférence de presse dafa mel ni aussi da ngeen artu nguur gi si ban fànn. waaw xam nga bu fekkee comme li ma la wax rek. oui
ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ne dañoo amoon produit bi waroon dem ci askan bi ñu yóbbu ko feneen. ñun bokkuñu ci ñooñu kooku ma leeral foofu. parce que ñun ñëpp déglu nañu direction du commerce ñu ne amoon na bi ñu demee CSS am nañ fa suukar boo xam ne 25 000 tonnes bu waroon ñëw ci askan bi. yeneen industrie yi fi nekk yi nga xam ne dañuy utiliser suukar bu bëri. am problème pour dem ak Covid beeg yooyu peut-être déplacement bi ñu parce que ñoom daal ñu ravitaillé wu ci CSS. léegi nag ñu dem foofu jaayuñu leen ñu jaay ko ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jaay borom boutique yi. mais ñun ñu ñëw ci foofu fekk ñu fa suukar. ñu ñëw fekk leen fa suukar. am na ko nekk si ligne bi baal ma allo allo allo. xam naa ni moom mbir mi su wéyee nii moom xam naa ne serveur bi moom dafa am ay jafe-jafe vraiment allo. waaw suukar bi manqué ci dëkk bi ñun ñëpp gisoon nañ ko foo toll doo gis suukar. te produit moom bu manqué rek day cher. oui léegi li tax nag suukar bi egsiwul ci nit ñi. oui dugal nañ ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo allo. industrie yi nga xamante ne dañuy utiliser suukar dañoo ñëwaat ci grossistes yi. grossistes yi jaay leen suukar bi nga xamante ne moom la boutique yi waroon utiliser. donc moo tax ma ne ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ne li war a jëm ci askan bi dañ koy tourner di ko yóbbu feneen. ñun suñu survivre ñun suñu nekk moom mooy askan bi. askan bi moo tax lépp lu sonal askan bi rek duñ ci nekk. ñu nekk si ligne bi allo allo allo. mbir mi xam naa comme demee ne ni moom serveur bi moom dañ koy bàyyi ba beneen yoon ndax vraiment nit ñi di wotee mais xaw ma nag problème bi fan la situé mais serveur vocal bi moom doxul daal nañu woyal waxtaan bi je pense dinañ si trouver ay solution mbokk téléspectateurs yi ñu ngi jégalu bu baax a baax yaa ngi woon si wàllum. waaw maa ngi woon ci suukar si bi mu manqué bi nga xamante ne produit bi am na si ñoo xam comme ni ma ko expliqué léegi nag ñun bi ñu ñëwee gisatuñu suukar boo ñëwee ci grossiste yi doo fekk suukar manqué dëkk bi te suukar bi waru woon manqué waroon nañ fekk ne jamono ji sénégalais yi di utiliser suukar comme ci prix bu baax parce que ña waroon defar suukar bi defar nañ suukar bi léegi nag bu fekkee ñooñu noonu nga xamante ne ñoom ñooñu waroon jaay suukar bi far jaay ko industrie yi nga xam ne dañuy utiliser suukar bu bëri donc nag ñooñu tey ñu génne benn décret ne yéen ñi doon jaay suukar kat yéen ñi nekk ci boutique détaillée jaay leen 600 waaye nag suñu newul ci fa ngeen di dem di jënd ji léegi ñun suñ demee foofu bëgg a jënd suukar ñu ne ñu par exemple 600 ñu war ñoo may suukar bi 1500 wala 2000 ça dépend wala 1000 francs léegi ñu dem fekk fa ñu jaayee 30 000 nag. kon duñ ko jënd te buñ ko jëndul dañ naan suukar bi amul ci bitik yi dañoo bañ a jaay parce que dañ leen di wax prix bi arrangé wu leen. loolu moo tax ma artu mais dañ leen di leeralal rek ne leen. suukar bu manqué. du suñu coobare waaye dañ koo mënut a jënd pour jaay leen. mais kon lu ñuy wax ni dafa am ñu stocké suukar si amul. ñu stock non si war na am. waaw am ñoo xamante ni dañ ko làkk. waaw làkk boobu lañ ko mais dañ ko làkk. waaw làkk boobu du ci bitikee détaillé. maanaam yéen du si yéen. mënuñu ko ñun amuñu sax ay. amoo leen espace. boutique détaillé lu mu am da koy jaay. ñun askan mais nit dina la romb ñëw ne la jaay nga ne ko dee dama koy denc kan nga koy dencal. amul ñun mënuñoo denc suukar ñun lépp lu ñu am dañ koy jaay. foog askan xam loolu aussi quoi. oui ñun may xamal ni que ni mbokk téléspectateurs ñu ngi insister moo tax ñu ngi ibbiwaat serveur vocal bi soo leen mënee woote si 88 628 32 32 88 628 32 32 ndax consommateurs yi si waxtaan bi nañ bokk ndax mbirum denrée alimentaire soxal na ñëpp ñu jël ki nekk si ligne bi allo allo. kooku dem na mais du ñàkk ba tey mën ngeen woote si 88 628 32 32 ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aliou Ba jiite association des boutiquiers détaillants du Sénégal alors Aliou ñu jël ku nekk si ligne bi allo allo si wàllum technique bi suñu mënee dimbali vraiment si ñuy woote ñu mën leen di dugal bu baax ndax ñoom ñu ngi insister mën leen jël ñu dugg si émission bi ndax téléspectateurs yi si nañ bokk allo. 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 allo oui. bismillah ñu lay déglu kilifa gi. allo. ñu lay dégg kilifa gi. allo allo. allo. allo.
ngi jégalu bu baax a baax di rappeler que ni téléspectateurs yi seen bokk moo tax au niveau de la technique su lañ si mënee jàppale téléspectateurs yi ndax ñoom ñu ngi insister vraiment seen xaalis mu ngi dem ñuy woote serveur vocal bi ñu dugal leen ñu wax allo allo ñu wëyal waxtaan bi Aliou Ba alors léegi yéen nan ngeen fas yéene def ginnaaw ba ngeen atu nguur gi situation bi nga xamante ni commencé nañ jàpp ñenn si seen naataango yi ndax ñoom respecté wuñu arrêté bi nga xamante ni ministre du commerce et des PME génne na ko alors ban taxaw benn tànk ngeen fas yéene taxawee jamono ji. waaw xam nga tànk bi moom def naa mooy li ma la wax rek ñun li ñu mën moom mooy dem jëndee prix bi nga xam ne dinañ ko mën a jaay askan bi c'est très simple c'est pas compliqué. suñ ñu jaayee prix bi nga xamante ne mën nañ cee gis suñu bopp pas lu excès. et puis suukar mosuñu cee am xaalis. xam nga gars yi dañ naan commerce détaillant mais war nañ xoolaat bu baax détaillant bi parce que je m'explique gis nga ñoom bu ñuy xayma ku nekk li mu war am. dañ koy xayma ci ay tonnage ak yooyu. dañ naan industrie bi am na ci tonne bi dinañ ko may li ñu ñëw ci grossiste bi ne ko ci tonne bi dinañ ko may li ñu ñëw ci ba ci détail bi ne ci tonne noonu dañ koy calculer. mais est-ce que xam nga ne Sénégal détail bu gën a metti mooy bitik détail bi ñuy def. parce que pour man waruñu woon wax bitik détaillant bu amoon leneen lu topp ci détaillant loolu lañ ko waroon wax. non parce que xam nga ñun jaay ñu sàkku suukar. ñun dañuy dajji suukar bi di ko peese di def kilo di def liibar di génn wàll liibar. mais bi ñu doon xayma loolu xayma wuñ woon détail boobu. détail bi am nañ ko xayma kee dafa indi batoom kii jënd ay saakoom nga dem jënd foofu 10 sacs. wala nga jënd fa 5 sacs client bi dafa waroon ñëw nga jaay ko benn boobu sac boobu moom mooy détail bi mais defuñu benn dañ koo daj ceeb bi dañ koy daj lépp dañ koy daj kooku war nga koo séddu ëpp li nga koy sédd parce que sóoroo mbuus bi muy kii mbuus waru ci woon am wàll. li ci waroon am wàll moom mooy waa ji ñëw nga jaay ko saaku suukar wala mu ñëw nga jaay ko saaku ceeb da ngay daj lépp di ko détaillaat. kon donc man bëgg naa ngeen lijjanti ñu beneen moo. kon yéen daal yow détaillant bi yow. non maam mbir bi dafa raw détaillant. voilà loolu nga bëgg a wax. effectivement loolu moom mooy li am ah. neexut a dégg te on comprend aussi parce que Sénégal fii la toll. donc nag Sénégal fii la toll il faut ñu xam ne détaillant bi dafa metti parce que bu fekkee da nga jël benn saaku suukar. yaa ngi ñoo la ko jaayee ne la sédd la ci par exemple 1000 francs 1000 francs boobu ñu la ci sédd génneeguñ ci transport bi. transport bi li bon dina lekk 250 ñaata moo fa des 750. nga jël mbuus bi lu bon mën na jël 300 lan moo des ci li ngay am parfois sac bi dafay manqué du mot sax. du mot. fii ñu bëri dañu saako soble 25 kilos mais saako soble mosut a mot 25 kilos. te ñun mais suñ koy calculer te ñun amuñu droit peese la benn yoon mu manqué sinon rek contrôle économique bu ñëwee day dal sa kaw. alors gis nañ contrôleur yi nga wax léegi nii sax foofu laay taxawee contrôle économique yi. jamono ji mën nañu wax ni lu ëpp fanweeri jaaykat teg nañ leen loxo fas yéene teg ay daan si seen kaw si seen noddu naka noonu lu mat 400 et quelques 480 boutiques si date bu nga xamante ni jàpp nañ ko dem ci altine gi jot nañ leen inspecté wala jot nañ leen contrôlé alors Aliou Ba yow mi jiite association des boutiquiers détaillants du Sénégal seen diggante ak contrôleur yi lan la. waaw xam nga foofu. xam naa peut-être mënoon naa tàmbalee noonu rek mais gis nga El Hadj Malick commerce Sénégal ni mu mel buñ ko xoolaatul dafay yàqu bu yàquwul ba pare commerce bi ni mu mel baaxul parce que non seulement que dafa amul lenn li nga xamante ne rek ñi fi njëkk ñi fi ñëw defuñu dara dañ échec carrément. en l'occurrence bu ma tooñ di tudd ay tur mais ñi fi jiitu muy ay Unacois muy ñëw ñëpp. amul benn représentativité bu ñuy def pour boutique détaillant yi mais commerce bi sax non mais si parce que xam nga lu tax ma la wax loolu. kon ñu boutique détaillant yi bu ñu waxee commerçant ñoom ñëpp dañuy ñëw mais lañ ñuy sédd duñ ci yëy duñ ci yàbbi arrêté bi ñi ñoo ci yëy ñoo ci yàbbi te arrêté bu ñu lay wax ne la yow jënd jaay li waaye suñu yoon newu ci li ngay jëndee man yaakaaroon naa ne waroon nañ génn li wax. mais foo leen fekk di pas ci yooyu rek nañ nekk. te commerce bi war nañ ko xoolaat soytuwaat ko moo tax ABDS juddu. ABDS dafay juddu slogan wu ABDS moom mooy le bien-être de la population et du commerce.
commerce dafa am problème foog ñu xoolaat ko ñun ay doomu réew mi lañ ay sénégalais lañ. te incha allah taala dinañ ci def jéego bu ñu ci jàppalee dinañ ci def ay jéego buñ ci jàppalewul dinañ ci def ay jéego. mais alors yéen waa association des boutiquiers détaillants du Sénégal est-ce que yéen a ngi bàyyi xel bu baax a baax jëm ci wàllum prélèvement de conformité fiscale PCF bi nga xamante ne fan yii nii la ko waa DGID di direction générale des impôts et des domaines génne mu tamit am lu jëm ci wàllum 12%. yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax wàllum impôt yeeg yooyu. ñun moom dañuy fay impôt. est-ce que yéen ñëpp yéen a ngi fay impôt bu baax. sañu ñu ko boo ko deful gars yi di ñëw di la kànnaare di tëj. impôt moom borom bitik xalaatu koo bañ a fay. te pourtant foofu tamit nga may ma wax fa. oui ñoo ngi fay impôt. mais pourtant borom bitik yi ñoom ñi ngay gis ñoom ñëpp am na si ñoo xam ne instant bii nii ndox mee ngi fees dal seen buntu bitik yi ana mairie. borom bitik bi day fay impôt mais pourtant bu balee ba pare ba jël poubelle bi def ci mbalit bi borom boutique bi moom mooy fayaat beneen charrette pour mu tuuri ko ana impôt bi mais pourtant dañ koy fay. parce que ay sénégalais nañ am na feneen fu mën a dem donc fay impôt moom xalaatuñ koo bañ a def dañ fay impôt bu baax a baax. kon dañuy fay impôt boog yéen a rafetlu lu waa DGID génne di prélèvement de conformité fiscale. fi nga xamante ni daawuñu woon fay quand même. waaw kooku moom nañ dem lijjantikoo ak ñeneen waaye boutique détaillant ñoom dañoo yàgg fay impôt. mosu ñoo bañ a fay impôt. kon boutique détaillant yéen a ngi fay impôt bu baax. alors mbirum yokku njëg yi jëm ci wàllum denrée alimentaire li nga xamante ni nit ñi dañ koy soxla bu baax a baax yow mi nga xamante ni Thiès nga nekk foofu nga féetee macha allah foofu nga sax nga jógee pour ñëw teewlu émission bi encore une fois di rafetlu si sa teewaay alors foofu mesure bi yéen ñu ko fay respecté wala. waaw non waaw bu ba après bon. waaw non li ma la wax rek ba léegi prix yi ñuy jëndee Thiès fi mu ne nii instant boo demee boutique détaillant bu ñu demee ci magasin ba lañ fay fekk ay 30 000 ay 31 000 suukar noo koy jaayee 600. 30 000 31 000. mën na ko jaay 600 suukar 50 kilos moo ci war a nekk. léegi nañ ko def nekk na ko ci. léegi yow si. mais boo ko jaayee 600 ñaan ngeen koy jaayee. non boo ko jaayee 600. oui. donc ça te donne 30 000. oui doo ci génn. ñun ay 650. loolu la koy bëgg jaayee. non fi mu ne nii fi mu toll nii 650 lañ ko mën a jaayee. sur nag mais addu lu autorité yi wax yëpp. non peut-être autorité bi kii bi décret bi fi mu ne nii Dakar la. Dakar waa Dakar la moom. waaw waa région de Dakar nañu. waaw pour le moment. dana wàcc mais dama ne. kon yéen ay profité yéen di continuer. non pas profité non du profité xam nga ne profité dafa mel ni dañu am benn surprise bu ñu ci teg. suñu deful loolu dañuy jalgati yoon. maanaam suñu jaayul 650 dañuy jalgati yoon. loi 94 dafa wax dafa am ci benn article boo xam dafa ne la waroo jaay perte. léegi nag bu fekkee waroo jaay perte kon soo jëndee li nga xam ne mën na koo jaay li la loi bi wax soit loi bi day jaxasoo ak moom ci boppam. alors sànq juñu nga ko Aliou Ba mu jëm ci wàllum. association wala kuréel yi nga xamante ni ñoo fi nekk yu si mel ni ay UNACOIS ak ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal kuréel yooyu yëpp ak seen pàcc yi ak yéen waa association des boutiquiers détaillants du Sénégal est-ce que jotul vraiment ngeen di xàccanoo di dóoranoo su ko defee gis-gis bi doon benn. waaw xam naa ne gis-gis bi dina wute. parce que ñun dañoo gëm ne kuréel yooyu nga fi wax buñ defoon la leen war dëgg internationaux yi fekk si. ah bon waaw parce que commerce bu fekkoon ne nit ñi am nañu vision bu sori bi nga xam ne moom la ABDS am commerçant wartu xool intérêt personnel am kese dafay xoolaale lii ñoŋal secteur bi. loolu mooy commerçant dëgg mais bu fekkee nag benn jàllo la moom na am tey rek lekk tey après bu paree am lenn lu mu bàyyee génération bi ñëwaat moo tax commerce bi yegg fii. mais bu fekkoon ñoom am nañ vision bu sori dina fi jógee. kon ABDS dafa ñëw ngir indi coppite bu bees. ngir teg vision bu bees. cette vision lan la. suñu vision. moom mooy primo changer xar kanam boutique. xar kanam boutique. rafetal ko parce que nit tamit sa client bu ñëw dafa war am nu mu fekkee sa boutique. ci côté hygiène maanaam environnement côté hygiène. te ñu ngi ciy liggéey bi di xëy lu neex. waaw boo kay lu neex moo xam naa ne moom en tout cas daal mu aéré. oui bitig bi set. nga respecté client bi fay ñëw. te ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo. d'ailleurs sax service étatique yi xam nañ ci loolu peut-être man du ma mën a wax mais ñoom boo leen jegee dinañ xam ne ABDS am na fu mu fekkoon boutique am na fu mu ko bëgg a yóbbu te incha allah mais duñ yem ci boutique rek ci nañuy tàmbali mais. commerce bi ci jëm boppam il faut autorités yi di déglu ñun la ñuy wax ci commerce bi
commerce bi nañu bàyyi intérêt personnel yi. intérêt personnel moo si nekk non si parce que déggu li moo la suñ tegee ñoo xamante ne fii ñu toll nii ñoo ngi ci teg benn arrêté militaire boo xam ne ña ngay wax sànq li ñu ci wax xam nga lan la seen stock bi ñu yor jeexagul ñoom ñoo stock ma wax la encore une fois boutique détaillant amul stock képp koo dégg mu naan stock grossiste la ak industrie. ah mais quand même léegi nag ñoom nag ñoo naan la mais quand même Aliou boutiquier détaillant bi mën a am benn roqam boo xamante ni fa lay teg marchandise am ay benn waaw mais loolu am na tamit benn saako non mais des fois nga gis ay boutiquier yoo xamante ni vraiment dañuy am foo xamante ni seen magasin ba xam ne néew na jamono juñ toll nii surtout ak prix yi cher yi d'accord na ay jamono mun na nekk mais fi mu ne nii instant bi képp ko amoon capital lu 2 millions fi mu ne nii xaaj ko mu ngi ci 1 million tout est cher contexte bi. alors kon yéen di ngeen am vision ngir soppi xar kanamu boutique yi mais lu jëm ci wàllum kaaraange aussi yéen a ngi bàyyi xel bu baax ndax des fois ñu seetlu nii dafa am ay wàllum agression ay attaques yi nga xamante ni ngay faral nemmeeku si boutique yi surtout am na si ay boutiques yi nga xamante ni guddi dañuy liggéey 24 heures sur 24 wàllum kaaraange aussi yéen ban taxawaay ngeen fas yéene am ngir tamit mën a aar. jaaykat yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci boobu le secteur. waaw xam naa ne moom wàllum aaraange moom comme ku nekk am na liggéeyam côté boobu moo xam naa dañ ciy bàyyi ci service compétent yi rek. muy police wala gendarmerie l'essentiel mooy ñun daal lépp lu ñu dal dinañ bind plainte teg ko ci yoon. yëgal aussi autorités yi nekk ci diwaan bi ñu ne ñu yëgal leen ne association bi existé na bépp jafe-jafe bu ñu am dinañ ko yëgal. pour taw diir sax am na benn jamono joo xam ne service commercial am na ay ñoo xam ne du ñu ay service économique sax mais ay saay-saay la ñuy duggoon ci biir boutique di commencer di ñëw naan la amoo registre de commerce rek ñëw buub say bagage yóbbu dem seen yoon mais après dañoo saisir direction du commerce intérieur après ñu def ci liggéey bu am solo après ñu jàppale donc am na loo xam ne moom duñ ci dugg parce que du si suñu niveau. très bien alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aliou Ba jiite association des boutiquiers détaillant du Sénégal alors Aliou lu jëm ci wàllum jënd ak jaay ba tey conseil national de la consommation talaata bi ñu génn lañ ko amaloon fii si Dakar ministre du commerce et des PME doon si daje ak acteurs yooyu yëpp alors est-ce que jotul lu ni mel ñu koy faral di amal. waaw xam nga cadre boobu mën a régler seen ay jafe-jafe seen ay problème cadre yow d'abord cadre boobu. waaw non cadre dama koy rafetlu. su fekkee joxe nañu woo nañu maillot yëpp. maanaam bu fekkee yow woowoon na leen. non ñun moom xam nga ñun moom fu ñu dégg commerce rek dañoo am problème dañuy dem. mais tudd ñu suñu carrément ba wooñu mais loolu amul importance. boo ñu am na solo ndax yéen suñu nee. waaw peut-être bu si kanamee tuuti suñu nee association des boutiquiers détaillants du Sénégal léegi cadre boobu man maa ngi koy rafetlu parce que daje na ak ministre bi sax bi ñu nekkee Matam. ñu doon wax ci soble bi nga xamante ne. dafa gis nga soble bi ñu commencé. soble bi kay moom beneen affaire la moom. te pourtant waxoon naa ko fa peut-être mu bàyyi xel wala ma jël naa fa kàddu boo ko ne ko bis boo leen nangoo liggéey ak boutiquiers détaillants di ngeen xam lan ban stock ngeen soxla ñu ne on est bien structuré. ah bon très bien structuré. boutiquiers détaillants. waaw suñu association bi. c'est association bi. c'est au niveau national fu ñu nekk bu ñu fa demee dinañ ko recenser def ko par pàcc ku nekk am président de section ñu am ay bureaux régionaux ak ay maanaam foo dem rek ci dëkk bi macha allah am nañ fa ay représentants. te ñun dañuy wàcc sur le terrain dugg ci biir boutiquiers yi di leen sensibiliser. ma delluwaat tuuti nga baal ma. ci li ma la wax ne la ñi fi nekkoon dañoo échec. am na suñu benn membre boo xam ne def na 20 ans de commerce. ñun ñoo ko lijjantil registre de commerce. xam nga ne sax dafa war a am registre de commerce te commerçant dafa war a am registre de commerce. te def na ñaar fukki at ci secteur bi. boobu fekk ñun peut-être ñoo ngi ay élèves nañu wala sax est-ce que xamoon na ni dinañ dugg ci affaire bu kii ak yooyu. mais duwul dafa bañ mais dafa xamul. ana information yi war a dem ci boutiquiers yi. moo tax yéen ngeen créer seen association. ngir sensibiliser nit ñi gis nga lu ci mel ni code de l'hygiène bi. ñun dañ koy jàngale. dañ koy jàngal. dañ naan la article nangam lii la wax bitik nii la war a. article 45 lii la wax. lii la wax. ba léegi bitik yi ñoo ngi commencé xam fi ñu teg sa tànk parce que nit ki boo ko bëggee tout le temps di ñëw di ko duma. du xam dara. très bien mais damay wax foofu. ñi ci autorités yi côté boobu mooy seen problème. damay delluwaat ci li Abdou Diouf waxoon rek mu ne l'autorité n'est légitime que quand elle est pédagogue. mais su fekkee yow tout le temps da ngay dóoree rek yow daal boo ñëwee ci boutique bi rek dóor nga ko
doo ko jàngal mais boo fekkoon da ngaa ñëw ne ko mais nii nga war a def nii nga war a def nii nga war a def prochaine fois su ma la fekkee nga def nii du ko defati. très bien alors lu jëm ci wàllum hygiène set mu nekk lu am solo mais quand même constat bi lu ñuy seetlu mooy du boutique yëpp d'abord du mu leer si mbokk ñu ñuy seetaan du boutique yëpp mais des fois nga gis boutique borom boutique bi moom loxoom moom mën na yëkkati gaz mu poussière mu pënn après mu jël mburu bi jaay la wala mu jël leneen jaay la loxoom mën na dugg fii wala muy jël beñe te ko mu jël fourchette wala mu xëcc loxoom jox la beñe mais loolu tamit dafa jot mbir mi mën a dakk surtout contexte bi nga xamante rawatina contexte bi ñu nekk. effectivement moo tax ma ne la loolu sensibilisation moo koy may. su ki ma àndal nii moom bu taxawee ci bitikam kos lay sol kos musaa dugg ci borom bitik mu sol kos taxaw di jaay. dafay dóor kos. kos lay dóor. dafay dóor kos bu weex taal. toog jaay. parce que ñun tamit suñu boutique yi mooy suñu bureau comme ni fii nekkee sa bureau. loolu lañ gëm te ci loolu lañuy dox. moo tax incha allah xam naa dinaa leen invité bis ngeen ñëw xool boutique ABDC nuñ mel ngeen xam ne am na fu nekk am na fu ñu nekkoon ak fu ñu jógee. seen boutique yi nan la mel. dañ koy defar ba mu baax. tey rek su ko comparé ak généralement boutique yu fi nekk si dëkk bi. waaw xam nga tamit loolu tamit il faut nga ñu nangul ñi am ñoo xam ne dañu xaw a archaïque bon il faut qu'on les comprendre aussi quoi ñu jéem leen sensibiliser rek. xamal ne daal dafa war a am ay normes. non c'est que li ma la wax dama la wax commerce da nga ciy dund ba pare di ko dundal. muy boutiquier bi muy importateur bi muy mag ñi fi ne buñ dundal commerce bi tey ay du ma fi def benn publicité mais ma ne la grande surface yi duñ ñëw day fekk def nañ ko ba pare. waaw grande surface yi. grande surface yi lan dañoo nangu investir def loxo jàppale def. pourquoi ñu mënuñu ko woon def avant ñoom ñooy ñëw dañoo yóndu xam ne lii nekk fi moo tax ñu ñëw mais fekkoon dañoo yóndu fekk fii ay affaires yu rafet duñ ñëw ñun nag bëgguñu li dal ñële duñ dal quoi. mais yéenay jënd si grande surface yi ba pare dugal seen boutique yi. non ñun moom boutique man su ma ñëwee moom ci boutique laa jënd man du ma ñëwoon ba ci fii sax su ma fekkoon ab boutique fa laay dem jënd parce que tamit bon loolu mooy lu logique aussi. et puis seen i ay sénégalais ñoo fi nekk peut-être nag am na ay étrangers d'accord mais nag loolu mooy suñu problème dañu yaakaar ne ñëpp ay étrangers yëpp ay boutiquiers lañu am na ay sénégalais yoo xam ne ay boutiquiers lañu. yu bëri peut-être Dakar mais ay Thiès ay yeneen. ay doomu réew Dakar moom. waaw même fii tamit même fii am na aussi ay sénégalais même am na ay étrangers xam nga li am solo mooy. naka nañuy dundee commerce bi loolu rek moo am solo parce que dama ne même bu fekkee étranger ñoo yor boutique. xam nga lan ngay xool ñan nañuy jëflanteel ay sénégalais donc kon nañ ko ñoŋal. na baax parce que gis nga ñii bu ñu defoon commerce bi ba étranger yi ñëw yàlla na yàlla def jàmm bu fekkee jàmm mu ngi fi dañ fi des bu fi nekkul dañuy dem suñu yoon ba ñëw fii. oui alors de manière pratique. comme ni ko ministère du commerce génnee est-ce que jotul vraiment ci secteur bi ñu réglementé ko prix yi soo jugee boutique bi dem boutique soo jugee boutique A dem boutique Z wala nga dem boutique G même prix nga fay fekk mais lan moo tax des fois nga dugg ci boutique ñu naan lii bu ko jëndee fii boutique bële moo gën a yombale mais lu tax loolu gis nañ que ci wàllum sucre bi ñii dañuy jaayee 600 ñii jaayee 650 ñii jaayee 700 ñu gis même sax benn exemple bu ma lay gën a jox tamit beneen exemple boo xamante ne bu terre à terre mooy même menthe fraîche am na si ay boutiques yoo xamante ne léegi ñenn ñi 2 yi ñu jaayee 25 4 yi mooy 50 ñeneen ñi ñu ngi si 6 yi 50 ba tey muy benn exemple rek bu terre à terre boo xamante ne moom laa leen mais lu tax loolu waaw xam nga lu waral loolu ñun chaque jour ñu ñooy les perdants pourquoi li nga wax yëpp dafa yokk problème bi mooy que xam nga gars yi dañ naan dañuy dafa am ay prix yoo xam ne dañ ko homologué yoo xam ne prix yoo xam ne boo ko jaayee lu ëpp loolu yoon dal sa kaw mais yeneen prix yi xanaa yoon daa dallu si kaw rek waaye sori wuñu ko homologué publicité nañ ko ba pare man de fraise nee na peut être ñetti juróom la soo ñëwee ana dal kaw. mais léegi publicité bi am na ay boutiques yoo xamante ne ñoom ñeent dafa yokku mënutu ko jaay lu waaw mais léegi ñenn nga xamante ne ñoom ñu ngi si ba mais est-ce que xam nga ne am na ñoo xam ne duñu ay commerçant dañuy jaay nii rek xamuñ dara li ñu jaay xamuñu ko da ngay jékki-jékki rek da ngay jékki-jékki rek fekk ñu wàccee seen i rideau képp ku la jaay jamono ji feni bugguma def publicité mais képp ku la jaay juróomi dërëm man dafa rek ñett xamul lu muy liggéey ñaar rek prix bi moo yokk duwul ñoom ñoo ko tey de demal ci bouillon yi pourtant bouillon yi. oui xam nga dafa yokk. est-ce que gis ngeen ñu def publicité ñu ne leen léegi boo leen demee ci boutique bi lii lañ koy jaay. chaque jour dañuy mettre mal à l'aise avec la population. doon nañ ko publicité ñoo ko publicité woon ba ñëpp xam ne bu ñu demee bouillon bi juróom lay jar
bu ñu demee ba mu nekk juróom-ñaar moom dafa am taxe moom moo tax. waaw mbir mi mais sax est-ce que demoon na assemblée nationale. waaw est-ce que publicité nañ ko laa wax. léegi nag après boutique yi ñooy yokk boutique yi yokku ñëw fi bi dafa yokk rek. alors Aliou Ba sa dernier mot maa lay gërëm baax di la sant. waaw maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu vraiment waxtaan bi peut-être mënoon nañ gën a yaatal. am naa yoon yemu ci benn yoon ñu gën a yaatal. xam ne daal commerce bi am nañ ci vision am nañ fu ñu fekk commerce bi am na fu ñu ko yóbbu te am na fu ñu ko bëgg a yóbbu incha allah taala. di la gërëm baax di la sant yal na yàlla teg si yoonu jàmm. nga nuyu ñu waa Thiès di jégalu baax a baax suñu mbokk téléspectateurs yi naka noonu di leen jégalu. si serveur vocal bi amul seen fay Ramatoulaye Sall Diop ma nekkoon ci réalisation bi Trudeau ci son bi Angèle ci caméra yi ñu bàyyi leen seen programme ak ITV.